mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bisimila leen ci xabaaru marax yi la ca gën a fës kuréel bi ëmb syndicat yi bootu ci G7 mer ba futu nam amal doxub ñaxtu ci mim réew ginnaaw bu nu sumbee ab gerew ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñeent yoru janvier at wi nu nekk lanu bëgg mooy lañu tënk ak état bu Sénégal jëf daal di ci topp danañ ci dikk ni mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ak Cheikh Hassana Fall ci reportage bi ñu ciy jagleel setal gi ci réew mi kon di wéy ni ci Ndakaaru tey nag biscuiterie mairie ba kon moo ko daal di xëyee ngir setal marché ba ba mu set wicc ne bañ ci noppee danañu samp ab kuréel yoo xam ne kon mooy topp mesures yi bu ko defee ñu daal di ko jëmmal ci boobu lépp marché dañ ci dikk itam bu calandee ci biir xabaar yi article ay bés bi tey sunu naataango yu Dakar Actu lan ko jagleel ginnaaw gëstu bu yaatu gi ñu def ci njiitu parti réew mi di Idrissa Seck ci pataaram goo xam ne kon def na ko ci ponk yu bëri yoo xam ne yitteel na askan wi àdduwu ci Cheikh Sadibou Fall moo ko def daan ci ànd ak El Hadj Malick Cissé laataa njeextalu xabaar yi kon mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nes kii bu jàllaan dañu di ci faram fàcce gërëm leen sant leen ci ànd bekk ñun ci ITV xabaaru maraxi kon mbokk yi des koy tàmbali duñu ko junjee ci ndorteel li ak wàllu njàng mekk njàngale mi kuréel syndicat gi ëmb jàngalekat yi bootu ci G7 danoo mer ba futu ñoom nag ne dañuy amal ab doxub ñaxtu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier gi ñu nekk ginnaaw ab grève boo xam ne jàpp nañ ko ci bés boobule ak ñaar fukki fan ak ñett la ñu mer nag mooy la ñu daata jot a xaatim ak état bu Sénégal la ñuy xaar kon jëf topp ci loolu lépp kon mooy li leen naqari leneen loo xam ne kon da leen naqari loolu te amuñu fu ñu koy jooytee mooy poste élimaanu juriñ gu ñu dindi ci gouvernement bu Sénégal ndax nee nañu kon seenum njàmbat léegi amatuñu kenn kuñ koy diis li mu ëllëwtu seen kaw ñaani ci leeral Cheikh Hassana Fall Souleymane Diallo. ginnaaw artu yu bëri yi nga xam ne amal nañ ko seetum 2019 syndicat yu ñëngu si njàng meeg njàngale mi nan nañoo jublu si banque yoxo syndicaliste yi nga xamante ni bii jàpp nañu ne nguur gi da leen a doyadal ginnaaw bi nga xam ne seen i ñaxtu yu bëri kenn saafarawu ko. li ko waral rek mooy que ne ñàkk fullaal ak ñàkk farlu bi nguur gi am ci wàllum njàngale mi ñun dañoo jàpp ne njàngale mi bi ñu xaatimee protocole lu avril 2018 ba suñu jon yàlla tey jii am na poñ yu bëri yu nga xam ne waxoon nañ ci te war ko mën a jeexal amul njeexital donc ñun dañoo jàpp ne gouvernement bi weg bi mu ñu waroon a weg wegatuñ ko suñu toogee di waxtaan ak moom ba tey jii amul yu bëri yoo xam ne def ko mooy que ne ñun dañ jàpp ne fulaaluñu ngir ñu dégg leen yuuxu seen baat fu mu mën a toll jàngalekat yi bootu ci kuréel gi di G7 bëgg nañoo banque seen yoxo jublu ci ab grève le 23 janvier incha allahu rabbi ab àllarba lay tombel 10 heures su jotee dañu dakkal jàngale yi ba sa ëllëg sa muy jeudi 24 ñu def ab banque suñuy loxo ba mu jeex tàkk naa nag ngoon nga bu jotee 15 heures incha allahu rabbi ñu daje fii ci place de la nation ex place de l'Obélisque def doxu ñaxtu. jëlee gi ñu jëlee si bopp gouvernement bi premier ministre nag ñoom jàpp nañu ne lu leen gàllankoor la si lu bari. bu ñu demee ba nga xamante ne am na njiit goo xam ne yor na waxtaan wi ñu dem ba dindi poste boobu ñu toog juróom-ñetti weer yoo xam ne amul kenn ku ñu woo amul kenn ku mën a porter lool ba ñun ñooy mujj suñu coobare bopp jóg di wax ba ñu indil ñu le docteur Cheikh Kanté ñun kon dañoo jàpp ne gouvernement bi yaakaarul ne ñun suñuy soxla du ay soxlaam bu ñu toogee nag ba docteur Cheikh Kanté jël mbir yi gëm nañ ne moom am na volonté bi waaye nag amul benn autorité bu ko may ba mu war a mën a digal mboo collègue ministre mi pour ñu def dara ba war ñu ko mën a bañ koy mën a def di ko matérialiser parce que ba tey amul benn matérialisation. ak jafe-jafe yi nga xam ne njàng meeg njàngale mi xaw na koo dund si atum 2019 syndicaliste yi dafay mel ni it jafe-jafe yi nga xam ne moo leen toppoon si weeru octobre atum 2018 ak ñaxtu yu ñu si doon amal dafay mel ni ba léegi mu ngi leen topp jeexagul. di ko gërëm Cheikh Hassana Fall Cheikh Sall ci gëstu am solo boobule maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi moo jëm ci setal gi nga xam ne su mu nañ ko ci mim réew tey nag commune bu Biscuiterie moo xëy dem ca marché ba daal di dindi lépp loo xamante ne ni mbarit la fa ak cantine yi jaarul ci yoon loolu nag bëgg-bëgg maire bala ba tax mu ne dana samp ay kuréel yoo xam ne ñoo fas yéene topp liggéey bi bu ko defee kon lépp tegu ci yoon ñu ànd ci leeral Abdourahmane Ly reportage. def lépp ngir seetal xàllu ndakaaru yi jeexagul léegi xar kanamu marché ngelaw bi fii mën na ko seede askan wi ñëpp wàcc ci tali bi fatt yoon yi téye bale seeni yoxo ak ay oto mbalit yu yóbbu mbalit gi lépp li war ngir seetal bërëb boobule. xam nga image yi boo ko wonee bu ko nit xoolee rek xam ne lii baaxul
te lu baaxul nit xel mun na ko nangu nit xam na ko lii nag mënuñu dëkk ak moom nekk ak moom bu ko président def waxul woon sax ñun nañ ko waroon def parce que li fi génn rek te président fekkee ko xamu ko ministre bi fekkee ko dugg fi xamu ko ñun ñi fi dëkk xam ko ñun waroon nañ ko def bu yàgg-yàgg. mu bëgg si yooyee setal ki lee di directeur de la propreté et de l'hygiène publique moom mi nga xamante ne mooy lijjanti lépp lu jëm si wàllum set mi ngi xamle li ko gën a neex si mbir yi moo di maire bi nu mu boolee ñëpp si mbir yi. yàgg nañ ci mais tey dafa nekk journée boo xamante dafa spécial parce que dañ fi ñëw ànd ak suñu collègue UCG ànd ak aussi ñëpp ñi nga xamante ne ay acteurs lañ fi ñu gis maire démarche bi mu adopté parce que dafa def ay réunion waxtaan ak acteurs yi ba tey jaayuñu donc suñ demee ba jaayuñu rek c'est parce que gëm nañu appelu maire bi te appel boobu aussi da ko basé ci appelu président de la République bi nga xamante ne dafa bëgg Sénégal set. si ñi nga xamante ne mbir yi si ñoom la dal muy jaaykat yi nag ñoom jàpp nañu ni opération de désencombrement yi da leen di arranger rek. lu waral marché bi fermé mooy li xew nii tey mooy nettoiement bi bëgg a marché bi set lekk bi set njaay bi encore ñaari fan ñett fan du wàññi dara ndax buñ ko tëjee marché bi set ñi fay duggi kontaan commune bi kontaan nit ñi kontaan nit ñi di jaay tam dañuy kontaan. atu bu rëy la ndax li commencé génn ni suñ ko konne ba ci kanam ba marché yëpp set atu la ci ñun. jëm si topp gi kii di maire commune Biscuiterie yi fas yéenewul toog bañ a def dara fas yéene na teg ab stratégie ngir gën a ñaax askan wi si set ak setal. pour affaire bi di continuer mën a jëm kanam dañuy jël quartier yëpp ñu organiser leen teg maanaam benn jongante ba nga xam ne entre quartier lay doon ci biir jongante bi nag ASC dañuy bokk ci biir organisation jeunesse bi organisation famille bi bokk ci biir bàjjen bokk ci biir ñëpp bokk ci biir boobaa nag bu ñu tegee benn prix de parti quartier bi gën a set moo koy jël dafa naa ne affaire bi dina truc ensuite am na ay subventions yoo xam ne war nañ ko jox xale yi muy ASC ak yenn mouvement yi ak léegi nag subvention dootul doon may nii rek joxe ñeer bàyyi la nga dem dañ koy conditionné. faw tàmbali am ngir mu am ñu yeggali noonee la maire Biscuiterie jeexalee ay kàddoom ngir alam gu ñoŋ ci Sénégal wërngal këpp. di ko gërëm bu baax Abdourahmane Ly daal di addu ci wàllub tabax laaj wu njëkk wi nag filiale bi di yëngu ci wàllu wu ni mel di groupe Sertem jot na noo samp lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent kër yoo xam ne jot na noppi lu ñuy xaar nag ci laajub ñaar bi projet boo xam ne ca Ridwane bu Mbaaw lañ ko fas yéene amale lu toll nag ci téeméer ak fukk ak juróom-benn kër yoo xam ne ñu ngi koy xaar mu daal di kon jolli daal di sampe itam ci diwaan ba loolu nag tax ba jëriñ gu ñu dénk wàllu urbanisme cet geeg calal gi ci mim réew Abdou Karim Fofana demoon na fa nemmeeku liggéey bi nu mu toll ak tamit nit ñi bu ñu fa ñëwee nan la ñu fas yéene dëkkee ànd nañ ak Omar Kane ak Moussa Fall. neel Macky Sall ne ko su bëggee beneen résidence bu mu noppale ko bu mooy Popenguine na ñëw Ridwane. du kàdduy résident bu bees buy ut dëkkandoo waaye client bu bég lool ci kër bi ñu ko jaay ci projet Ridwane. lañ doon xaar ci kër yi dëkkuwaay yëpp fekk nañ ko fi prix yi baax na kër yi liggéey bi rafet na liggéey bi dëgër na wóor na ñi ñu fi fekk dalal nañu dalal bu nga xam dafa dalal suñu xel ndax ñëwoon nañu da ngeen di indi xaalis bi jël sa kër déedéet dañu ko defal ci ay ati at. ñun bi ñu jot suñu kër fayuñ complètement de 70% montant bi dañ fayoon dañ ko fay rek ñu ne jël lañ seen kër li ci des dañ ko fay ndànk-ndànk bu mu jeex donc loolu fii dañ ko amee et non seulement fii nag mais conditions yi tax nga am ko dafa yomb. accès bi yomb na ndax bu ñu génnee fii toujours di dem Dakar autoroute à péage bi boo duggee 15 minutes ngay def àgg centre ville. Ridwane nekk projet immobilier bu ñaar fukk ak juróomi milliards ñu tabax ko ci fukki hectares phase bu njëkk bi am lu toll ci téeméer ak juróom-benni fukk ak ñeenti kër ñaareelu phase bi am lu toll ci téeméer ak fukk ak juróomi benn ay dëkkuwaay yu mucc ayib. Sénégalais yi dañu bëgg indi vraiment logement boo xam ni dinañ ci gis seen bopp dinañ am benn cadre de vie maanaam lépp li waral côté environnement côté facilité pour xale yi fu ñuy dem jàng banque yi pour aussi am espace yu ñuy xale yi mën a foo ay espace vert ñu mun ko jagleel ak programme Ridwane. mu nekk occasion boo xam ni ministre bi yor wàllum dëkkuwaay yi profité na ci ngir woo promoteur immobilier yi ci ñu dugal seeni loxo ci projet 100 000 logements sociaux yi. bi ñu tegee plateforme d'inscription bi ba léegi am nañ téeméer ak ñaar fukk ci ay junniy nit yoo xam ne bindu nañ
téeméer ak ñaar fukk ci ay junni nit yoo xam ne bindu nañ ñi ci ëpp bindu ci Ndakaaru fukki junni ak juróom-benn ñoo xamante ne ñoom nee nañ Ndakaaru Thiès ak Mbour lañ bëgg kër. ñeneen ñi am na ci ñoo xam ne Ndar lañ bëgg kër ñeenti junni am na ñoo xam ne Ziguinchor lañ bëgg kër ñeenti junni am na ñoo xam ne Kaolack ak Diourbel ñetti junni ci ay nit. loolooy wane ne dëkk yooyu yëpp bu ñu doon def ay cité yoo xam ne téeméeri kër la juróomi téeméeri kër fukki cité mi ngi fa donc dinañ fexe ba promoteurs yi mën a dem foofu ndaxte garantir nañ ñi koy jënd. loolu nag mu mel ni entreprise bii di Sertem mi tabax projet Ridwan bi dégg na ko. Abdou du ko gërëm kon Omar Kane kër nag koppar moo koy joxe daal di addu ci wàllub wu ni mel ak la mu xaar ci mim réew bokk na ci éco nes la ñu def nag kon ba kaaraange ki ci war mën a nekk lu mucc ay ba nga xam ne kon ay koppar yu bon ak yoo xam ne koppar yu baaxul la du ci mën a amee loolu tax ñu daal di samp waxtaan wu yaatu jox kàddu gi koo xam ne xam-xam dafa màcc jëm ci wàllub koom waaye itam dikk na ci li war a kon doon taxawaay wi ak tamit nes la ñu war a def ba tënk ko ba nga xam ne Samba Boy gi ñu mel kon duñ ci mën a am yoxo ñu ànd ci leeral Mamadou Bipa Sissoko Souleymane Diallo reportage. gannaaw bu ñu annoncé ne ECO dafa nar a remplacer franc CFA ba tey ñuy gis benn billet ni noonu la ECO nar a mel waaye faw ñu ànd ak dal ndaxte kenn xamagul ba fi ñu toll nii nan la ECO nar a mel. loolu moom c'est du n'importe quoi parce que ECO ñu ngi ci war a dem mais entre griffes parce que des na ay processus nag moom dañu ñaan yàlla rek moo egg parce que dina metti lool ndax am na ñoo xamante ni tàmmoon nañu ànd. am na ñoo xamante ni dañoo mës a demal seen bopp ñoo boo leen bëgg a yóbbu ci benn mbir dina xaw a métti tuuti mais xeex la rek ak ñëpp bëgg mu am maintenant looy waxtaanaguñ ci loolu teel na. ba tey ji xamaguñ kañ la sax ECO nar a door waaye lenn leer na nuñ koy produire ak i nan lay circuler doon na ñaari mbir yoo xam ne faaw ñu maîtriser ko. alors sécurité bi mooy dañu xool bu njëkk ba dañ daan commander suñu billet France chamalière benn entreprise boo xamante ni dañ koy jaawaleeg France mais entreprise privée la entreprise privée boo xamante ni day jaay yow ñun ñuy jënd maintenant booy commander da ngay seet ay billets yu baax billets yu am sécurité parce que billet plus muy gën a complexe plus muy gën a naqaree reproduire boo xoolee franc CFA boo ko doon jéem a reproduire di ko photocopier di nga am lu ci kaw mais am na luy nekk ci biir billet bi loo xamante ni mooy tax billet bi compliqué complexe yooyu nag mooy sécuriser billet. ki nga xam ne xam-xamam daa màcc ci wàllum koom moom mi ngi ñaax ngir ñu jël ay mesures ngir ñu gën a mun a gérer suñu monnaie. damay naan souvent étudiants yi nii du bëgg a lekk mburu du tax ma jënd boulangerie ak li muy jar ak coût yi pour ñeenti miche pain wala juróomi miche pain. maintenant bis boo yoree quartier nag war nga mën a am sa boulangerie bopp cela veut dire que bu ñu amee marché 400 millions d'habitants yi war nañu mën a am suñu industrie buy defar suñu billet mais mu nekk industrie boo xamante ni day defar billet standard international. ñeent fukki at ngi ba tey ay dëkk yu bëri bokk ci CEDEAO bëggoon am benn monnaie boo xam ne ñoom ñëpp a koy bokk ñenn ñii nag pour ñoom loolu day tax ñu takkali ko franc CFA nga xamante ne depuis temps wu colon yi dafay nekk ba tey. loolu nag war a mun am ci at bi waaye ba tey xamuñ kan la nar a doon. laccum bitim réew la es koy tàmbaleek réew mu Mali foofee nag ay manifesté moo fa am niki démb ci aljuma gi askan wi nag lanu bëgg mooy ñii di militaire yi fa nekk te nag du ñuy doomi réew ma ñu abal leen seen dëkk moo tax kon ñu wàcc ci mbedd bi ginnaaw bay association yu bëri ak i parti politique daal di ko wote ñoom nag ñu doon ñaxtu dañoo boole woon doon benn fële ca kanamu monument bi nga xam ne ñu ko daal di samp ngir nag dëggal indépendance bu Mali di Bamako. foofee nag ay drapeau yu bëri yoo xam ne kon mënees na ko fa nemmeeku ci ñaxtukat yi ko daan wane bokk na ca ndaje ma ñu bokk ci société civile ak classe politique bi yëpp teew nañ ci ndaje boobee nga xam ne askan wi dañ ko daal di amewuloon geneen réew république démocratique du Congo foofee nag dëkk bi ñuy woowee Médina kon ñii nga xam ne kon ñooy FARDC ñoom léegi kon ñoo ci teg loxo armée bu réew ma kon moo ko daal di xamle kon dañ ko nangu foqati ko ci rebelle yi fa daal di nekk foofee nag ñoom seen makkaan la woon ñoom rebelle ADF yi nga xam ne nag njàq rek jafe-jafe kot la ñu teg askanu Béni nekk ca bët gànnaaru réew ma lu ci mënti am bu ñu sukkandikoo ci ki yor kàddu l'armée bu Mali bi di Mac
Azu Kay yi jàpp na ni nag lii ni mel jégalu bu rëy boo xam ne kon def nañu ko te itam sax mënees nañoo jàpp ne ndamu askanuk Mali la ba tax kon mu leen woo ngir ñu gën a dooleel waaye itam gën a indi seen jàppandal ci l'armée bu Mali nee nañu nag lu jëm nag ci offensive maanaam song ñu dem di tàmbali def atub 2019 novembre ba suñu joonu yàllaay tey lu toll nag ci téeméeri doomu aadama ñàkk nañu seenu bakkan moo xam muy doon ay civil wala ay militaire daaneel ko ak réewum Iran ab roppalaan kon moo fa daal di daanu fu soriwul lool fa di Téhéran di capitale ba l'armée bu Iran kon moo def li lay biir waaye nag ne dafa jaawale kon roppalaan yi nga xam ne roppalaan bi ñu daal di faat kon roppalaanu Ukraine la ci njumte kon la defee jëf jile bu jëm tam ci Boeing 737 boo xam ne kon niki àllarba gi ñu génn lan ko daal di wàccee mu daal di kon kalaate lu toll nag ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomu aadama ñoo ci ñàkk seenu bakkan Iran nag nangu na ne mbiri kon ci njumte la ba tax kon mu daal di baalu daal di kon jéggalu waaye nag jàpp na ne da kon mbiri loxo États-Unis génnu ci. article ay bés bile ñu jàllale ko nag sunu naataango yu Dakar Actu yu ginnaaw gëstu bu yaatu boo xam ne sunu naataango bii di Cheikh Sadibou Fall def na ko jëm ci li nga xamante ne nii mooy njiitu parti réew mi Idrissa Seck ay ponk yu bëri yoo xam ne yitteel askan wi ñu tolloon xaar mu daal ci addu waaye nag patt la ci def loolu lépp kon doon gëstu gu yaatu ñu ànd ci El Hadj Malick Cissé ci leeral. pataaral bu Idrissa Seck jaaxal ñu bari silence bavard ci gis-gisu suñu naataango bi nekk ca Dakar Actu. c'est un constat boo xamante ni def nañ ko par rapport ak silence bi nga xamante ni kii di Idrissa Seck amal na ko depuis un certain temps bi mën naa ne sax depuis bi ñu jógee ci élection présidentielle yi ba léegi kenn déggu ko ci ay questions yu bëri yoo xamante ni c'est des questions brûlantes mu wax ci donc ñun dañuy jàpp ni war nañ mën a def peut-être benn analyse par rapport peut-être ak silence boobu noonu ak li ci sénégalais yi war a mën a xalaat. te am na lu bari lu soxal askanu Sénégal te déggul ci Idrissa Seck bokk na ci yokkute gu am ci wàllum courant bi Sen'Eau bu fi wuutu SDE ak dialogue national Cheikh Sadibou Fall ni lii du lenn lu dul stratégie. xëy na day nekk choix am parce que comme ay politique lañ ñoom peut-être ñoom ñooy xam les moments politiques. les instants vraiment propices yi nga xamante ni ñoom war nañ ci mën a prononcer wu certainement kii di sénégalais lambda bi ku mel ni man Cheikh Fall dina peut-être toog ci coin mu ne pourquoi pas war na ci mën a wax parce que man dama jàpp ni instant bi question yi nga xamante ni moom mu ngi interpeller sénégalais yi ñëpp a ngi ciy wax muy li jëm ci wàllu électricité muy li jëm ci wàllu justice ak ni ñi peut-être ni ñenn ñi jàppee ni ñu ngi buntu xataal ñenn ñi di manipuler seen droit yi ak manifestation yi et cetera donc ñu ciy gis ay activistes di ci gis ay société civile et cetera mais pourquoi pas homme politique yi aussi à travers sa personne moom mu ñëw peut-être diriger leen en tant que leader et aussi en tant qu'expérimenté surtout parce que c'est quelqu'un de très expérimenté en matière de politique parce que bon jaaroon na fi xam nga nekkoon na ci ab yàgg na ci politique xam na état nekkoon na fi premier ministre et cetera donc ku xam appareil d'état la ku xam li muy def la donc je dirais que c'est un silence qui n'est pas gratuit. ku wax feeñ mu nekk lu leer ku fi nekkoon premier ministre ci régime Wade agendaawam lay suivre te ñëpp xam na ni wuutu njiiti réew mi lu ko itteel. personnellement mën naa ni man Idrissa Seck war na mën a wax waaw parce que jàpp naa ni question yi nga xamante ni xëy na ñeneen ñi ñu ngi ciy wax Idrissa Seck xëy na bu toogee wax opinion bi askan wi dinañ ko déglu parce que am na peut-être gëdd boo xamante ni am na ko ci politique am na benn expérience ak carrière politique boo xamante ni def na ko bu ko mën a permettre mu am loolu nga xamante ni moom moo di attention wu public bi attention wu sénégalais yi donc pourquoi pas mu wax ci xëy na nag am na ay stratégie am na ay raison am loolu mënuma ko bañal parce que xaw ma ko aussi donc li nga xamante ni rek moom laa mën a jàpp mooy war na mën a peut-être wax ci yenn question yoo xamante ni tey ñor na ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sénégalais yi koy xaar. kàddu Idrissa Seck sénégalais yu bari ñu ngi koy xaar lu ko waral mooy pataaral bu mu nekkee bu yàgg ba tey.
di ko gërëm El Hadj Malick Cissé ci article ay bés bi jox ko dox daje kon samedi bi ñu dégmal ci beneen article ay bés ak sunu beneen naataango mbokk yi di leen gërëm ndax loolee moo laf làccu xabaaru marax yi gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouche Kaba ma jox leen dox daje minuit ci jukki xabaar yi fii ak boobu ngeen woy di ànd ak suñu programme ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.